rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe xarit yi ngeen dal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média ñu am nag bànneex bu mag jàkkaarloog yéen kenn dal ak jàmm la ñuy ñaanal ñëpp macha allah waaye di ko jëkkee nag ci sunu PDG mboolem directeur ci biir kër gi ak itam personnel ñaanal leen ñu yendoog jàmm ñeneen yendoog jàmm muy kilifa diine yeeg kilifa aada yi di ci boole sunu ay xalifa généraux boole ci cofeel gudul jeex noo ngi leen di nemmeeku di leen ziyaara di sàkku ci ñoom ñaan waaye itam di leen ñaanal taxawaay gi yàgg lool te mu ànd ak wér nee nañu salaamaaleykum mbokk yi dugg ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi bàyyi xel bu baax a baax malade yi fa nekk ndax jamono bi ñu nekk ku feebarul ku ne yaa ngi fajaate naka sam Pape Malick Sy doon waxee yal na yàlla yokk leeram macha allah yërëm ka daan na ko wax boo waxee mu ne jamono bi ñu ne ku feebarul ku ne yaa ngi fajaate moo taxit yal na yàlla wéral ñëpp te bañ a tëral kenn dinañu nuyu itam góor yu baax yi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw nu ngi ne leen di massalu coono massawu leen coono toogaay boobu yal nay càngaay ci ñoom bu ñu fa jógee itam lépp loo xam ne laal nañ ko yal na ci sunu borom def barke ne ci àdduna barke rek la ñuy ut diplôme neex na loolu waaye bu ànd ak barke dana gën kon lépp lu ñuy am yal na barkeel ñu ngi fàttaliku bu baax sunu wayjur yi baax yi suñuy wasil ak suñuy soppe ñu ngi nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam transporteurs yi mag yi ñu ngi leen di nuyu ni ki démb ñoo fi teewoon ñu ngi nuyu itam directeur des transports ndax moom itam moo ñu fi yóndee monsieur Ly mu représenté ko waxtaan bi dafay gën a yaatu ne boo dee waxtaanee thème dafa baax lool nga woo ña nga xam ne ñoo ci yëngu macha allah te bu ñu dikkee lépp loo xam ne dañu koy indi rek dana doon njàngale mu rëy ajaratu Linguère maa ngi lay nuyu di la wax salaamaaleykum kontaan lool macha allah ci feggoog yow kontaan ci bokk ak yow émission bi daal démb tubaab dafa demoon France waaye tey. waaw tey maa ne am mu dem. bu ma ko waxee mu dem léeg-léeg dañuy def émission ba ci yàgg njaayee nii taxaw. waaw waaye ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu chauffeuru taxi yi. ñu ngi nuyu chauffeuru kalando yi ñu ngi nuyu borom jakarta yi ñu ngi nuyu itam xale yi am jom yi nga xam ne ñooy def cak-cak kaawu cak-cak yi nag bëgg nañ cee wax dinañ ci waxtaan ndax dañoo bëgg macha allah ñu régulariser seen cas ba nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñooy yor moto yi ñoom itam ñu xam ne war nañoo defi auto école nekk keroog ki nga xam ne moo représenté waa auto école bi mu fi toogee xamal nañu ne doo tëb rek jël moto di ko dawal ndekete yoo na ngay jàngee dawal oto noonu ngay jàngee dawal oto te noonu ngay jàngee dawal moto te itam këyit ba oto am moto itam am na ay këyitam te boo nekkee à jour defe naa ne dafa bokk ci lu gën li ngeen ma dellu si ci yow xanaa maa dégg yow yow tamit yow kay xam nga ne romb nga foofu moom xam naa imam bu la jiitee pare da lay jox kuuru kii daal xam naa waaw yooyu yëpp da ci am Fat Bintou Diobay sama njëkk yée am nga njëkke bu daas nag man dama am njëkke yu ma soppante ku yóbboo soppanteeg say njëkke non xam nga sëy moom li ñuy wax naan góor buy takk jabar na nopp goroom waaye sëy moom jamono jii ñu toll waaw njëkke yi moom boo leen neexee ñu neex la di nocci ak ki njëkkeem de non xam nga njëkke raaja booja bu mel ne man moom gars yi gëjoon nañoo dégg raaja booja taay dama bàyyi yooyu ay waa Pire dégg naa topp nañ Pire non sama benn xaritu kilifa ndeysaan maa ngi koy nuyu ko bëggul ko tudd ci télé day xool saa waay ndax maa ko wan ba yàgg mu ne non man nag booy bi dama ko fan nee na des na tuuti moom nii lay wax ak ñun xoola nii non commencé na man ci buntu bi lañ tase xooluma sax nuyu ma sax ma ne ko weex nga sol weex laa sol doxal ma dox rek bàyyi la nga nuyu waaw doon nañ daan doo ret nit jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar tey la sama moom yàlla na mat neen son Mandela tëpp koy jaloore waaye ñu ngi ziyaar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi ñaanal suñu soppe suñu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàlla na yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem te teg loxo ci lim fi bàyyi lépp waaye noonu la ñuy ñaanalee Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yan du woyof lool ci kawam di ñaanal yaay déggeen mu dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam delluwaat nag di jaalewaat Rose Diagne ak famille Bassirou Diagne Marème Diop yëpp ñu ngi leen di jaale Serigne Mor Laye wax dëgg yàlla am dem gu métti waaye nag àdduna moom noonu lay demee di masawu nag waa Touba bu baax a baax a baax a baax ndax daf ci am quartier yoo xam ne Eva actuellement li dal waa Kër Massar daf leen dal tëddatuñu lekkatuñu naanatuñu ndax ñoom ñëpp ñu nga ca biir ndox ma waaye nag ñi ngi leen di masaw bu baax a baax rawatina ci waa Ndaamaatu ndax sama sëriñ bi ma jokk foofu la dëkk mi Cheikh Mourtadam Cheikh Abdoulaye jërëjëf ajaratu Rose Diagne
si gindi Gana Diagne. wallaay kilifa gi yal na ko yàlla yóbbu aljana. amiin amiin. maa ngi xalaat itam ki nga xam ne mooy soxna Awa Diagne. mi ngi fi ñëw na. Awa Diagne waaw faaw mu ñëw ndax ki génn àdduna itam. wallaay borom këram ndeysaan. la. kilifa bu baaxee bu dikkee ci kër mami. day boot ñëpp macha allah. wallaay dañu koy bàyyee la ñëpp ndax jikko may tax. jikko ku yëboo def ko mu rafet li ngeen. ñaari yëf daal xam naa ko ci sama àdduna. yoo xam ne moom duma ko baal kenn. dëgg góor gu dugg ci kër takk fa jabar fekk fay rakk bëgg leen a beddi teg nee. waaw ak góor gu ñëw bëgg maa beddil samay doom. ak yaa fulla ex jëkkër day am waaye ex enfant du am ex sœur du am. ex famille amul amul. ak cëp yaa neex a waxal. Ndoye Bane. oui. ay waay Samba félicitation ndokkale ci li ñu gis démb ca Pire. waaw merci beaucoup Eva ñu ngi lay ziar di xam nga ma dolli ci. waaw ay maire yi xëy na ay formalité la yu ñuy remplir rek ay mbir. waaye dafa am jëf yoo xam ne boo ko jëfee taxawaayu maire la. macha allah waaw maire moom titre la rek. dëgg la mais nit ku nekk. soo nekkee ci ab dëkk. soo góorgóorloo bay amal njariñ waa dëkk ba rek maire nga fa. kon bokk ñuy sant di gërëm rek. fas yéene waaw nekk Baye Fallou Sénégal nekk tamit Baye Fallou sunu dëkk ba. àdduna bi li muy rëy rëy Sénégal ma ci gënal. Sénégal li muy rëy Pire ma ci gënal. jeex donc ci loolu leen nekk rek boobu ba léegi. ñoom Baye Baddo kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. amiin di ziar waa Pire Sañoxoor sunu xalifa sëriñ Mansour Cissé. ak sëriñ Modou Cissé ak mon parent Djibi Diagne. ak monsieur le maire sëriñ Boub. ak Baye Baddo Dieng di ko ziar bu baax sëñ Sidi Mbacke notable yi fa nekk yëpp ñu ngi leen di ziar. di dalal jàmm sunu invité bi di monsieur Ly. chef de division de la sécurité routière. noonu la defe noonu la de bu ñu juumee nga wax nu. c'est ça. waa si jubbaay la lii del bu so bismillah. waaye Mbari mi la wax asalaamaaleykum. waaleykum donc salaam avant tout d'abord maa ngi remercier Ndoye Bane ci invitation bi. di leen remercier Soxna Eva Tra waay ak Adja. maa ngi leen di remercier fi si ngeen ñu dalal surtout si thème bi bu important bu soxal Sénégal yëpp bu soxal usagers yëpp. donc may jaale ñu famille ñoo xamante ne perte nañu ay bakkan ci ay accident de la route. di souhaiter aussi prompt rétablissement à tout koo xamante ne am nga ci ay gaañ-gaañ parce que métti na trop nga doon am sa cër xëy benn jour mënatoo dox mënatoo def dara yooyu aussi ma leen vraiment souhaiter prompt rétablissement. Cheikh Oumar Gaye directeur des transports routiers moo fi waroon teew mais dafa dafa xaw a tuuti moo tax ñëwul donc maa ngi koy représenter fii seen émission bi. wax nga lu am solo saa boo xëyee am na ay accidenté wax dëgg yàlla. saa bu ñu xëyee am na ku ci génn àdduna saa bu ñu xëyee am na ku ci feebar tëdd. ba tey ci suba rek bi ñuy suivre information yi. ñu ngi dégg accident bu métti itam bu am. d'accord loolu am na métti na trop accident yi parce que kenn tamit di jóge këram naan damay souhaiter am accident ci yoon bi donc loolu xam naa ne ay facteurs yu bari combiné mooy waral accident di am donc accident suñu xoolee. temps yi accident yi am yëpp suñ ci mënee def benn jàngat bu ndaw en général chauffeur yuy def accident en général dañuy fekk ñu sonn day fekk ñu sonn soo xoolee accident bu am démb loolu tamit loolu la bu amoon Kaolack chauffeur bi da doon nelaw bu amoon temps yee côté Podor c'est la même chose donc ay fait yoo xamante ne day ñëwaat tout le temps moo tax ñuy ñaax chauffeur yi su ma waxee chauffeur nag waxuma professionnel kese parce que yow laay waxal keneen laay waxal chauffeur professionnel ak ñëpp ñooy daje ci tali bi donc ñëpp la nañu def vraiment attention ci tali bi yàkkamti jarul ngay gagner temps dawal ndànk nga egg ndànk nga respecté nga sàmmonteeg ak code de la route yu ñu tëral parce que tali bi suñu sàmmontee ak code de la route bi lu mu wax kenn ku nekk dina jógee këram ñibbisiwaat ci jàmm waxuma la du am accident de peut-être ay dégâts matériels yu daw dina am mais suñu sàmmantee suñu la waxee fii ak fii bul doubler fii ak fii bul stationner fii soo paane am na ni ngay def sa feu baax na sa lumière baax na nga am ay papier yu baax tamit yooyu tamit ay oto tamit nga koy xool tout le temps bul xaar ba nga dem visite technique nga naan da ngay xool sa oto soo ci déggee benn bruit boo xamante ne c'est pas habituel rek
xoolal sa oto lan moo si nekk. loolu c'est important prévention bi man surtout c'est important. te loolu nit ñi la. accident yi day seetlu nii fi maa ngi koy laaj keroog Gora Khouma li ko commencé Dakar jëm yoonu Mali bi fa la accident ëppee maanaam ay diggante Dakar Mbour diggante Mbour Fatick diggante Fatick Kaolack diggante Kaolack ba sooy génn fooy egg frontière fa la accident yi ëppee pour yéen lan moo ko waral. d'abord foofu noonu il faut ñu xam ne foofu mooy corridor buy dem Dakar Bamako soo jógee Sénégal nga yab marchandise foofu lañ la permettre nga jaar pour plusieurs raisons d'abord pour des raisons de sécurité pour ñu mën la contrôler aussi am na ay marchandises yoo xamante ne dafa war a gën a dëkk bi war a dugg ci yeneen dëkk yi da nga war a dem Mali. y a aussi les camions yoo xamante ne étrangers la dañ fay faral di jaar lu bari donc ak ñoom chauffeurs yi li mu la doon wax ñàkk noppaleku bi tamit ci la dañuy sonn dañuy usé wu ñoom tant que ñu ngi am ay clients ñu ngi daw donc loolu aussi day waral ci tali bi soo ci sennee des fois nga nelaw tuuti ci tali bi donc dina waral accident. am na aire de repos parce que ba nga gis transporteurs yi wala chauffeurs yi di ko kaas. donc tali bi pour le moment am na ay aire de repos bon disons que am na ñoo xamante ne c'est pas encore fonctionnel mais ma rappeler benn affaire rek parce que état du Sénégal benn système la am benn système boo xamante ne global la yi nga di wax ni Sénégal état du Sénégal jàngat na ko à plusieurs niveaux soo xoolee en 2017 amoon na benn conseil interministériel sur la sécurité routière c'était en 2017 février 2017. D'accord. En 2019 ñu am benn concertation nationale sur la sécurité routière ñu woo acteurs yëpp dajaloo ñu xool lan mooy problème yi ñu saytu ko ñu bind ay documents bu ñu defee loolu ñu xool système gouvernance état du Sénégal en matière de transport dafa am yu bëri dañ ko war a adapté du ma wax baaxul wala kii mais dañ ko war a adapté parce que adduna day dem di soppaleku donc war nañ ko adapté moo tax ñu am benn loi bu bees en juillet 2020 bu ñu appelle loi d'orientation des transports terrestres si biir loi boobu am na ay réformes yu bëri et réformes yi am na ay réformes yoo xamante ne commencé na ñëw am na yoo xamante ne ñëwagul mën naa citer d'abord le fonds de développement des transports terrestres fonds boo xamante ne la dafa ñëw fii nekkal fii pour les professionnels des transports parce que soo xoolee fonds bi mission principale mooy améliorer les conditions de transport au Sénégal à travers le renouvellement du parc. dañu renouveler parc bi jéem a moderniser waat système de transport loolu moo tax fonds bi nekk fii. Très bien avant d'en venir au fond bëggoon naa ñu wax li nga xam ni moo nekk sur le terrain parce que bare na lool tey bu ma sañoon damay def bu nit di prêter serment lu ñu koy wax naka lay def. Très bien dafa am fu mu laal dafa am maa ngi ñëw Linguère balaa ñuy ñëw ci fonds yi bëggoon naa laaj leen ndax yëg ngeen ñaxtu bi nga xam ne transporteurs yi ñu ngi koy ñaxtu jëm ci wàllu yoon bi parce que bi ñu fi teewee dañu xamal ni ñoom bu ñu xasee taal seen oto dañuy dem ba coono dab leen duñu mën a noppaleku dañuy dem ba nga xam ne fii dañ lay wax heure bi na nga fi génn keneen ne la heure bi bul fi génn heure bi na la fekk yooyu noonu est-ce que yëg ngeen ko. c'est vrai yëg nañ ko. c'est vrai ñoom am nañu ay problème am nañu ay jafe-jafe. ci tali bi waaw am nañ ci ay jafe-jafe. mais tamit état bi nekkul toog di xaar rek loolu moo tax ma ne la am na ay réformes yu bëri ñu ngi koy initier parce que soo xoolee fonds bi par exemple dafa am composante infrastructure dafa am ay gares yu muy defar ak aire de repos yu muy defar. donc yooyu noonu ci ay politique yoo xamante ne peut-être mën na jël temps tuuti parce que fonds bi mu ngi commencer démarrer xam naa d'ici quelques semaines dinañu tenir seen premier conseil d'orientation ci loolu noonu temps yi di ñëw di ngeen gis liggéey yi commencer. amoon na déjà ay aires de repos yoo xamante ne c'est pas fonctionnel parce que des problèmes de gestion affaires yooyu mais ñu ngi réfléchir di waxtaan ak les concernés pour rendre opérationnel. te monsieur Ly di nga convenir ak ñun que dafa mel ni lu nekk loo xam ne urgence la ci nit ñi parce que bu fekkee ne aire de repos yooyu ak ya ca topp yëpp mooy bokk na ci li factoriser accident yi. loolu warul nekk loo xam ne dañu ci sikki sàkk dafa war a nekk lu ñu taxaw tout de suite lijjanti ko tout de suite. waaw dañ ko war a lijjanti mais tamit man du ma focaliser wu naan aire de repos moo amul rek moo tax accident yi am tamit parce que nit
loo mën a dawal loo mën a nekk en forme mënoo dawal défilé plus de 2 heures de temps te noppali ko woo. c'est vrai. mais bu ñu ma wax ne Sénégal yëpp mënoo daw si tali bi am na ay accotement yoo xamante ne. mën nga fa taxaw au moins dina serait-ce que 10 minutes. nga noppaleku. loolu dafa am ay maire yi ñii ñoo ko syndicalistes yi nee nañu. maire yi ci boppam ñooy bind këyit que ni dañuy tere ku stationné wu foofu ci seen dëkk yi. n'est-ce pas loolu la ñu wax. soo duggee ci village yi ñu fekk la fa agressé la. dafa am heure yoo xam ni camions yi dañ leen di tere ñu daw. dafa am heure yoo xam ni port soo chargé ba pare da nga war a génn sinon da ngay fay. te heure bi ñu leen di bëgg a génnloo suñu génnee gouverneur day tere ñu daw fa. te suñu dawee heure normale bi. suñu sonnee bëgg a noppalu par exemple suñu demee ba Fatick. duñ mën a gaare fenn nelaw fa parce que am na kayit buy tere ñu gaare fa xam nga dañuy gaare ci wetu tali bi te accident mën na ci am maanaam nee nañ ñoom suñu déparé directeur ndax yëg na loolu. voilà ndax yooyu yëpp dañ koy kaas ñoom ak syndicalistes yi ñoom ñooy nekk tout le temps. non syndicats yi on se concerte. mais di nga dégg ñuy wax lii. non dinaa dégg ñuy wax loolu maintenant man je me dis que comme que aire de repos yi ñu ngi si def ay jéego. parce que loo gis rek doo ñëw rek naan da nga koy song frontalement. c'est-à-dire que am na ay préalables yu bëri. effectivement maintenant le fond là su ñëwee moom dina gérer loolu lépp maintenant man je me dis que c'est vrai àll nga taxaw fa wóorul pour noppaleku. mais am na ay points de contrôle yoo xamante ne ay gendarme ñu ngi fa. am na ay espaces yu yaatu. mën nga taxaw sooy craindre sa sécurité nga taxaw côté foofu ne serait-ce que 10 minutes pour nga noppaleku mais état bi tamit toogul di xaar. d'accord je vous assure que état bi toogul di xaar ñu ngi si def ay jéego yu bëri sax. d'ici peu dinañ gis solution yooyu dina régler. mais damay ñaan tamit chauffeurs yi tamit nañu même soo. nañu discipliné nañu bon je dirais pas nañu discipliné mais. nañu gën a sàmmonte ak code de la route si yoon bi. parce que même soo sonnee. am na ay vitesse ni ngay dawee même sooy am dégâts matériel lay nekk. ngeen nañu wàññi vitesse yi. d'accord nañu surtout excès de vitesse bi surtout nañ ko wàññi. mënoo yàpp benn camion bu mag a mag di xël yenn xël yi. wala benn oto boo xamante ne 25 personnes ngay dépasser vitesse yoo xamante ne dañ la autorisé. dëgg la. waaw yooyu tamit suñ ko sàmmonteel je pense que accident yi. moins de dégâts. dina am ay moins de dégâts. d'accord mais yéen dañu seetlu ni Mamy Diop day dawal oto boo xam ni. Mamy Diop mi koy dawal xam na ni oto bi warta daw warta am këyit oto bi dañ ko war a sànni jëf ku fu ñu koy waxee ci feeraay mais oto bi dañuy gis day am visite technique am assurance am yooyu yëpp loolu fan lañ koy jëlee ñoom. damay rappeler rek oto pour nga daw am na ay conditions d'abord il faut nga am ay papiers su fekkee transport en commun ngay def il faut nga am agrément nga am licence c'est-à-dire ay autorisation yoo xamante ne moo lay permettre di daw beneen côté bi mooy oto bi il faut. sa organes yi mën a répondre yoo caractéristiques si tali bi mën a daw maintenant oto mën na am tey visite technique tey waaw mu génn soo ko xoolaatee du am visite technique waaw entre temps fekk yàqu na mbirum machine la waaw c'est-à-dire que la visite technique c'est un diagnostic à un instant T donné instant T plus 1 nag données yëpp mën na changer nga ne yóbbu nga ñu instant T plus 1 waaw maintenant man je me dis que borom oto saa yoo xëyee da nga war a xool yow sa wàllu bopp parce que bul ne am naa visite technique rek damay daw parce que sa sécurité mu ngi si yow mën nga am visite technique en âme et conscience nga xam ne sa oto bi warul daw baaxul donc yow la mais borom ku nekk si tali bi nga ñëw wane sa papier yëpp moom mënu la même su fekkee bon c'est vrai code de la route autorisé nañ leen mooy ñuy taxaw ci yoon bi les forces de défense de sécurité suñu gisee oto mu mel yenn melokaan yi mën nañ la immobiliser loolu mën nañ ko c'est vrai mais tamit ku am visite technique tamit am papier yëpp mais directeur bi nga gis oto mu war na ni lii war def ñaari chauffeur gënul normalement parce que pour def longue distance quand même c'est pas une obligation dañ la ne soo dawee 2 heures de temps du ñu nangu ñoom Mamy ñaari chauffeur ci benn bus. man nag ñaari salaire la. man nag fi ma bokk ñaari chauffeur ñooy am ci bus bi contrôleur ak convoyeur. waaw mais loolu mooy yoon. mais moo am Al Azhar transport. mais bala ngay jël mais ay 50 000 ak 40 000 lañ leen di fay.
loolu soo duñ ci jël ñaar. te dañuy préférer ñoom mami léeg-léeg nee nañ jël chauffeur bu amateur. waaw day war si boo xam ne day jàng dawal ci distance bu lu ko neex lay dawee lu ko neex lay wax di saaga client yi du yuuxu client yi jël ay oto di teg ay mbaras ci biir oto bi nit ñi bëgg loolu de monsieur li mënu ci dara. mais looloo tax Sénégal dem dikk bii nii ñoom am na ci ñoo xam dañ koy xeex mais tey ji nit ñi dañoo bëgg tey ji sooy jóge fii di dem Ndar da nga bëgg a dugg ci bis bu climatisé di seetaan télé am wifi voyager ak confort c'est ça mais am ñeneen ñi nga xam dañoo yor ay bus yoo xam ne dañu teg ay affaire et puis sax yéen la ma doon laaj góoru ko ma keroog bay coow moom fii mais à qui la faute état moo seetaan Ndoye Bane dem France jënd fa benn bus boo xam ne tubaab bee ko defar ma dugal ko ci dëkk bi état di seetaan Ndoye Bane suude ca porte bagage ci kaw dugal ci ay Versailles syndicalistes yi nee nañ yëpp état la foofu yokk ci ay place 40 place mu yokk ci yeneen def ci 60 place am na yu wàccee 25 sax ñu yokk ko ba non 35 ñu yokk ko ba ay 60 nangam foofu noonu ma ñëw si tuuti rek parce que depuis 2017 en tout cas suñu service yi nangootuñu benn transformation oto boo xamante ne day yokk place bi wala da si kii peut-être chauffeur bi mooy dem defarlu mais amul suñu service yi yu koy réceptionné amul depuis 2017 waaw parce que dañu ne oto bi su fekkee à l'origine c'est pas destiné au transport de personnes nga ñëw yokk si ay sièges yokk si ay strapontins mu nekk équilibre déjà oto bi day faussé en tout cas nous nos services là autorisé wuñ ko soo xoolee seen carte grise yi duñ si def transformation amu si kayit yi amu si depuis 2017 amoon na bu njëkk bi mais léegi moom dañ ko interdire yi jot a am nag moom ñu bàyyee noonu bon xam nga aussi loi tamit loi su autorisé benn affaire loi moo koy dindiwaat yoo xamante ne passé na ba pare mais solution bu ñu jël mooy renouvellement du parc maintenant renouvellement du parc état day accompagner transporteurs yi c'est-à-dire état du nekk naan day renouveler transporteurs yëpp mais da leen di accompagner di leen encadrer parce que am na ñu bëri dinañu bëgg a renouveler ñu dugg si yoo xamante ni maîtriser wuñ ko ñu indi fii ba oto bi fekk oto bi méngoowul ak code de la route bu Sénégal donc code de la fond bi sooy ñëw naan da ngay renouveler ñoom dinañ la teg si yoon dinañ la orienter dinañu xool nan ngay def pour nga bañ a ay dugg si ay problèmes yoo xamante ne dina la rattraper suba parce que ñu bëri indi nañ fi ay oto yoo xam ne mënu fi daw parce que code de la route bi permettre ko loolu tamit transporteurs yi tamit mais cette place yi mami daan nga dégg cette place yi chaque semaine cette place yi def nañ accident boobu déggoon naa fi da ngeen di renouveler cette place yi foo leen ci toll du gaaw de ñu ngi si dina ñëw mais loolu yëpp fond bi mooy jël mission boobu léegi fond bi dina ko renouveler ak seen nouvelle mission yu ñëw kon de fond bi il est costaud xanaa parce que soo xoolee fond bi c'est vrai transporteurs professionnels yi dinañ ko alimenter mais seulement à moins de 10%. D'accord. Mais plus de 70% usagers yi ñoo koy alimenter parce que redevance yi dañ koy tirer si carte grise yi si permis yi si visite technique yi yu ñu dëggal dañ koy dugal si fond bi mais soo xoolee tamit de l'autre côté presque 90% les chauffeurs professionnels ñoo si bénéficier parce que moom ñoom la ñuy renouveler seen parc donc fond bi dafa ñëw fii pour solutionner problème yu bëri si wàllum transport bi en plus du fonds il y a aussi le conseil national des transports loolu si loi d'orientation bi la nekk 2020 parce que loi bi si 2020 bi lañ ko signé juillet 2020 il y aura un conseil national de transport terrestre conseil boobu nag transporteurs yi ñoo si siégé su ñu ñëwee ñoom ñooy xool difficulté yu ñuy rencontré yan solution yu ñu kii fonds boobu conseil boobu noonu ñoom ñoo koy gérer donc pour faciliter le dialogue entre bien que am na dialogue parce que entre 2019 ba 2021 on a eu 45 concertations avec les acteurs donc lu ñu mënta def rek dañ leen di woo conseil interministériel 2017 woo nañ leen ñu concerté ak ñoom 2019 am na benn atelier national sur la sécurité routière ñoom ñëpp woo nañ leen récemment en 2020 septembre tamit amoon nañu benn daje bu mag pour expliquer leen yi réforme yi ak enjeu yëpp yooyu yëpp ñoom ils sont au courant atelier bi waaw bu ñu defoon King Fat c'était en septembre 2020 ñan ñoo ñëwoon ci atelier bi atelier bi mën naa la jox liste de présence bi ñoom ñëpp fii Sénégal amul benn frange boo xam ne bu yëngu ci transport te convoqué wuñ la amul représentant am nañu ay représentants ñoom ñëpp am nañu représentant wax nañ leen la gouvernance nan la ñu bëgg a demee wax nañ leen aussi oto yi xam nga oto yi yuy dugg fii
dinañuy limiter âge d'importation mais code de la route ancien bi limité wul âge d'exploitation foofu mooy suñu problème. loolu waaw loolu tamit waaw loolu def nañ ko ci loi bi tamit. c'est-à-dire que actuellement doo am oto rek naan da nga koy utiliser d'une manière indéfinie. dañ lay fixer ay charte loolu ci décret d'application yi lay nekk. donc foo kii bi loi bi dafa ànd ak décret d'application yu bari décret yooyu nag day ñëw benn par benn. donc foofu lañ tollagum si réforme war a jot ci. waaw c'est ça da ngeen ne oto bu amul xam nga ñaata at du fi dugg ñaata at la ñu wax. ñaata la est-ce que du 8 ans xam 8 ans. waaw du dugg fii. waaw mais pourtant da ngay gis oto bu am 15 ans jógee Mauritanie wala Gambie wala Mali dugg ci réew mi di fi daw du dafa loolu. xam nga loolu tamit dafa am lu ñuy wax ay accord entre les états donc si espace UEMOA la ñu nekk c'est vrai UEMOA dafa harmoniser guwul naan. dans tous les pays de l'UEMOA oto bu am tel âge moo fi daw Mali peut-être ñoom am nañ seen législation. Burkina am nañ seen législation. Sénégal am nañ suñu législation. ñoom mën nañu def ñëw fii jël marchandise port demaat seen dëkk mais mënuñu nekk fii naan dañuy ñëw Dakar dem Thiès mënuñu ko nekk. mënuñu fi dëkk mais quand même mënuñu leen interdire ñu ñëw dugg suñu port loolu tamit il faut ñu xam ko. mën nañ fee dugg daal liggéey li ñuy liggéey génnaat. non mën nañ ñëw oto bi mën na ñëw dem port jàpp lu mu yàpp génnaat corridor bi rek lay jaar. du jaar si yeneen kii yi. mais tey jii nee na xaritum Evatra bi nga xam dafa am oto bu am 15 ans. nekk Mauritanie. ñëw war a gane si Evatra am na droit dawal oto boobu dugal ko Sénégal gane Evatra un mois delluwaat. waaw mën na ko. mais mënu faa toog mënu faa dëkk. mënu fa exploiter parce que dañ lay may benn papier yoo xamante ne dafa am benn durée déterminée. dafa mel ni gan nga rek. su papier délai boobu su passé suñ la gisee dañ lay jàpp parce que. day mel ni tey nga dem ca Dubaï. sa séjour jeex na. exactement ñu ne nangami fan nga fi toog beneen boo toog am nga. exactement am nga looy fay. exactement mais loolu lépp yéen a ngi koy def waaye terewul accident yi li muy rey moom corona reyu ko dara reyu ko accident chaque année fi mu ne ñaata ñoo deewagum ci at mi sax. accident yi soo xoolee Sénégal. dégg naa at bu ne dañuy ñàkk plus de 600. lu bari 500 jëm kaw. exactement chaque année. 2 mois yi rek ñaata ñoo dee. chaque année plus de 600 ñooy dee si tali bi dafa métti na trop. loolu doy na waar di. doy na waar trop. ñi deewul te jële ci laago nag. maanaam dundoo deewoo. waaw ña dee sax gën a seetlu de. mais suñu xoolee ba xool nit ñi laa wax citoyen man je me dis que gis nga citoyen ñeneen pays yi gën nañu discipliner sénégalais peut-être que daa am ay yu ñu teg yoo xamante ne fu ñuy egg soo defee benn kii infraction rek sanction bi automatiquement day wadd sa kaw et puis sa poche lay laal donc nit ñi dem nañu ba dem ñu xam ne nit ñi ragalatuñu ñu leen di verbaliser dañuy ragal surtout ñu leen di ay amende yu fort loolu la état du Sénégal comprendre moo tax toujours ci réforme yi d'ici peu code de la route bi dinañ ko valider au niveau de l'Assemblée nationale. déjà envoyé nañ leen. sanctions yëpp dañ leen di encore corsé waat. donc binôme sensibilisation contrôle. il faut ñu gën ko accentuer. d'accord moo tax ministère des transports. mu ngi jokkoo ak ministère ak gendarmerie au commandement de la gendarmerie ak la police pour ñu def ay brigades mixtes brigades yoo xamante ne. agents assermentés du ministère. plus gendarmerie plus police dañuy descendre sur le terrain d'une manière inopinée. ñoo xamante ne dañu ñëw ci benn point dañu ñëw du ñu tàggoo. waaw du ñu tàggoo ñu def ay contrôle yoo xam ne ciblé ñun xalaat nañu ba pare sensibiliser waat parce que nit ki doo ko sanctionner rek fekk xamul peut-être dafa xamul lu mu def. nga sensibiliser waat ko encore peut-être beneen jour dina moytu yenn comportement yi. li ñu naan def infraction dooree woo ko da nga dem ba ca digg bi nga lajj. exactement waaw donc nit tamit nit la dañu du ñu ne dañuy sanctionner rek. mais aussi même suñu la sanctionner dañ lay sensibiliser waat encore. c'est important Mamy Linguère. wala man day wax ma bëggoon a jàkkaarloog moom man xam naa suñu paree dinañ émission ma ak yow. parce que daal li ngay wax point par point bu ci nekk dama ci am benn tontu boo xamante ne. ndax waajtaay yi ngeen di waaj itam damay dellu siwaat ci li may faral di wax rek. booy fóotal ku rafle doo fa nekk di naan bu subaa ma wàcce ko. da ngay sëpp seppi rek ku nekk am ci la mam et puis xam nga mbir day egg foo xamante ne tànk day tàlli mbala mu bank wala ñu dagg ko. ndax suñu demee ba mu egg fu jéggi dayoo. yaakaar naa waratuñu xaar yenn xaar yi. ak naan ña ngay réunion ña ngay dajeek ña ngay léeg ñi ngi laa séminaire yi wàññi leen ko ci lu ne këtt ne jonn muy benn point ñaareelu point bi ci topp mooy
da ngeen ne chauffeur yi d'accord nañu waaye yow sa bopp bi nga tàmbalee wax da nga nangu ko ne coono moo leen ko teg xiif aussi day dofloo nit musuma dee ku jur doomam tuddee ko xiif ak dee ñaar ñooyu amaguñ turandoo donc xiif day sonal nit ki xiif di xalaat fan laay lekkee boole ci coono boole ci salaire bu ñàkk a doy boole ci conteneur bi mu yenu mi ngi xalaat ne fu ma ko gaare ci àll bi mën nañ ko dajji te buñ ko dajjee maay dem ca kaso ba kooku am na leneen jox nañ ma heure bu ma ko war a delloo xott bi li ma yenu kañ laay egg ak moom kooku su boo nee 10 minutes ndaw na trop ci dégg dallu ndax 10 minutes man mii fi mu ne mënuma cee dallu nii ma wéeroo nii di leen déglu boobu ba léegi fi mu ne maa ngi doon nelaw de man ndaxte damay sonn kon 10 minutes boo ma ko joxee pour ma dallu day metti lool ci man muy deuxième point ngeen ne oto sàngam du fi dugg mais oto yooyu ngeen di bañ mu dugg fi pono yañ cay wekkee mooy ñëw ci réew mi bu ñëwee fu muy jaar du port bi fu ñu koy xettee du ci biir réew mi fu ñu koy jaayewaat du ci biir réew mi te yéen war ngeen a xam ne bu ngeen demee ba ne prévention routière war ngeen a xam ne oto bu baax jëm yoon bu sori égal pneu yu baax te pourtant ay pneu yu bees a ngi ci réew mi mais duñu ko jënd dañu demoon ba affiché foo xamante ne ku bëgg wekkitu pneu fa ngay dem buñ koy xeeti police dana leen romb yéen bu ngeen dee contrôlé war ngeen a xam ne foofu lañ koy xettee fa lañ koy jaayee fa lañ koy defee leneen beneen bi ci topp mooy wax nga ko sànq oto bi mën na dem xëy na am visite technique tey ci suba gi yàqu ndax camion bi fi defoon lu rëy li fii besa yaawoo yaakaar naa dañ ne dafa dem wuti visite technique ñu dàq ko fa muy génnaatee fa la defee jëye ju tool noonu kon loolu mën naa ko nangu mais yéen tamit ba tey am na beneen contrôle bu ngeen war a defaat ci biir boo xam ne peut-être que da ngeen koy yeexe ak xaar bu yàgg bi dem ba chauffeur yi comprendre tuñu transporteurs yi comprendre tuñu parce que dajale ay transporteur di wax ak ñoom ba fii dañ ciy delloo waale njukkal ku mel ne Alaaji Njaga Njaay yàlla na yàlla teg loxoom ci njabootam ak ku mel ne Paate Njuub ca Thiès ndax boo duggee Thiès li sa xel di njëkk a xalaat mooy camion Paate Njuub bi ñooñu jamono ñañ fi nekkee ñu ngi doon def transport réunion yi amul woon daje yi amul woon mais accident yi tollu woon Badalo dañoo macha allah transporteur yu mag yooyu fi nekkoon donc yéen da ngeen a war a am beneen takku taxaw bu bees bu ngeen am bi ngeen defee tamit fonds yi bu ñëwee ñu renouveler yenn garage yeeg leneen bi ngeen indee bus yi taxul Njaga kii dem taxul Njaga Njaay dem taxul car rapide yi dem léegi tey booy xool tata yi ñoo gën a màgget sax yi ñu fi fekkoon kon renouvellement boobu tamit yaakaar naa war ngeen ci amaat beneen gis-gis bu gën a gaaw ndax kuy tukki ku nekk confort nga soxla waaye itam mënu leen a jël 7 mètres tali bu ne tëj peinturatu leen ci bande bu weex bi fii day effacé wu fii day deñ panneau de signalisation amu fa da ngay daw ba yàgg nga ñëw ci virage dégg naa yenn panneau de signalisation yi nañu ko sunu xarit ba waxee démb Diallo Niang nee na wiiwum doy baan lañ ciy def wala wiiwu mami taf ci ay pancarte macha allah bisimilah. waaw donc lii Adja man su ma résumé li nga wax yëpp soo xoolee waaw presque loxo nit ki loxo chauffeur bi loxo transporteur bi loxo usager bi mu ngi si. dëgg la parce que soo xoolee pneu yi ngay wax pneu usager yi xam nga nit ki mooy dem jëndi pneu nga xamante ne bii nii baaxul nga dem jëndi ko xam ko tamit nit c'est vrai responsabilité état peut-être mu ngi si parce que. moom moo autorisé ñu jaay. waaw tant que changé wuñu législation bi ñu ne. c'est vrai pneu usager mënatul dugg Sénégal peut-être dinañ fa egg. ak réforme yi mën nañ fa egg ak en partenariat avec le ministère du commerce tamit c'est pas il faut ñu xam ne tamit état bi tamit c'est un ensemble du ministère transport rek peut-être am na si wàll mais ñeneen tamit am nañ si wàll donc il faut que ñu déggoo tamit nan lañ koy defee pour xeex importer pneu usagers yi wax nga dëgg loolu benn point la beneen point yi nga wax peut-être dama wax 10 minutes nii rek peut-être c'est une manière de parler mais pour dire que soo dawee 2 heures de temps rek normalement war nga noppaleku ba nga sentir ne noppaleku yow su fekkee yow 10 minutes moo la day pour noppaleku nga noppaleku 10 minutes kii su fekkee 1 heure de temps la nga noppaleku 1 heure de temps l'essentiel c'est le fait que nga noppaleku loolu mooy l'essentiel le nombre de minutes importe peu na nga noppaleku rek donc c'est vrai accident yi moo tax may wax dagguma la mais à défaut noppaleku bi bu fekkee ne mënuñu ko am dans l'immédiat faaw ñu doon xalaat naka la ñuy amee 2 chauffeurs parce que su fekkee dañuy parcourir benn distance bu yàgg et que yow yaa ngi nekk au volant lu yàgg di dawal arrivé à un moment mun nga ma ne jëlal volant bi parce que maa ngi nelaw ça aussi il faut que ñu xalaat ko bu mais 2 baax chauffeurs yi tamit ñoom kat ñoo joxe ay kii yoo xamante ne nii 3 personnes du nekk ci oto bi ah non xam nga oto bi ni ñu ko tëggee la am na oto yoo xamante ne dañu ne chauffeur ak benn kii mooy nekk si kii kanamam naa yow transporteur bi yow yaay oto boo xamante ne ak say besoin parce que am na ay fréquences de rotation yi ngay def waaw yow 3 chauffeurs moo lay doy wala 2 chauffeurs moo lay dem nga dem jënd oto bu mel noonu dëgg la nga kii ko nga liggéeyee ko
mais doo nga xamante ne yow sa oto du taxaw ba pare sa oto bi benn chauffeur kese la mën a def nga dem jënd ko nga naan da ngay exploiter tamit loolu tamit il faut transporteurs yi tamit di si xalaat aussi. dëgg la waaw parce que sooy xool li ngay gagné de trop. dina nuire sa oto dina nuire ki koy dawal. donc dina am na ay problèmes yu bëri. c'est vrai recrudescence accident yi tamit. waaw xam nga accident yu gën a bëri lu koy waral en général mooy vitesse ak imprudence. macha allah am na yu tali yoo xamante ne Sénégal tali yu gën a tali yëpp presque ay tali yu baax la. imprudence maanaam nit ki manqué réflexe bu gaaw. parce que am na vitesse yu ngay dawee su danger ñëwee sa kanam temps de réflexe day rapidité bi donc am na ay vitesse yoo xamante ne c'est vrai tali bi baax na mais c'est pas parce que tali bi baax na rek da ngay dawee nu la neexee. donc Sénégal am na ay tali yu baax. soo xoolee autoroute bi baax na c'est séparé mais ba léegi am na ay accident da ngay di gis oto boo xamante ne tali bi si autoroute à péage dañuy autoriser vitesse maximale 110 kilomètres mais da ngay ñëw nekk si à gauche ngay daw 130 nit nekk sa ginnaaw di la klaxonner naan na nga jóge foofu alors que yow mi nekk si kanam sax waroo dépasser 110 déjà dépassé nga ko kii nekk sa ginnaaw yow ngay daw 130 moom mu ngi si ginnaaw comme ñoom ñaata lay daw di la klaxonner naan jógal foofu soo mënul daw nga bàyyi nit ñi daw. loolu tam problème la nag. ça c'est un problème wax dëgg te yàlla beneen problème mooy si autoroute yi di nga gis bande d'arrêt d'urgence yi. yoo xamante ne accident su amee sapeur pompier yi gendarme yi police foofu la ñu war a jaar mais su embouteillage amee rek ñëpp foofu la ñuy rabattre. xam nga loolu tamit du état. rond point bii rek buñ ci nekkee da ngay gis ñu jaar ci kaw kenn waru ko jaar loolu c'est réservé pour des interventions. mais nit ñi fa la ñu jaar. xam nga loolu c'est un problème boo xamante ne dafa metti donc ñuy sensibiliser nit ñi. comportement yu ndaw da nga koy def nga sauver ay vies. ay comportement bu ndaw itam nga yàq ay vie jeexal ay vie. donc c'est vrai état am na responsabilité mais bu ñu jël lépp naan ñu xaar état yow la man la keneen la ak keneen la ñun ñëpp la. donc ku nekk sa def soo defee li nga war a def rek du ma nee du am de mais yu bëri dina wàññeeku. ñun ñooy dooleel état. waaw. très bien transport beneen bi ngeen wax sànq da ngeen tudd lu am solo loo xam ne. li ma noppi yëpp sama yaram day daw. moom moo ko wax mooy ñi nga xamante ne nii ñi ngi demaale ak ay laago. te transport moo leen te accident moo leen ko teg. am ci ñoo xamante ne guddi yi ñu toll seen àdduna yàqu na seen kër tas na. ndax ñi ngeeg laago yoo xamante ne mënatuñ ko jógaale. te am na ñoo xam ne mënuñu xaar ànd ak kenn ku feebar ku daan dem di liggéeyi ba xëy tëdd. mu am ci ñeneen ñoo xamante ne dañ koy souffrir ba far ca dee. te ñooñu duñ leen compter waale duñ leen jox dara benn ndàmpaay duñ leen defal yenn yi mu nekk lu méttee. Ndoye nga koy wax keroog ba nga koy wax naan kon thème bi dina demaat ba laalaat assureur yi ñu toppaat ci seen ginnaaw ñoom itam di daw beneen bi ci topp mooy liñ fi war a jëlee mooy jël oto jox ko doomu aadama mu di ci liggéey yor bakkan yor njaboot yor kër yow nga di ko liggéey loo tëdd sa kër say doom dawaluñ oto boobu yow nga assuré sa oto te moom assuré woo ko moom chauffeur bi vraiment loolu daw na yaram. très bien. li nga wax ni am na solo maintenant dama lay expliquer benn affaire gis nga accident. c'est vrai état du Sénégal mu ngi liggéey ak woylaagu yi ngay wax parce que am na ay association yoo xamante ne par exemple Ousmane Ndoye maa ngi koy nuyu de passage sama xarit la donc mooy président association nationale des personnes vivant avec un handicap donc dañuy liggéey ci liggéey yu bëri. maintenant loolu c'est à petite échelle la parce que c'est pas tous les handicapés ñoo nekk ci association bi donc c'est à petite échelle c'est vrai mais ak li mu la wax nouvelle loi d'orientation bi. dañ si defaale benn structure boo xamante ne day autonome mooy gérer sécurité routière parce que la sécurité routière c'est l'avant accident pendant l'accident et après accident avant accident mooy prévention yi nañu defar tali yu baax indi ay auto def réglementation maintenant pendant l'accident am na ay moyens yoo xamante ne sapeurs yi war nañ ko yor am na ay jumtukaay war nañ ko yor pour du yàgg accident su amee ñu ñëw jël leen en charge pendant après accident tamit dina am ñoo xamante ne dañ siy génnee ay woylaagu dañ siy génnee ay handicap donc ñooñu war nañu leen accompagner am na ñoo xamante ne dañuy topp ci assureurs yi am na ñoo xamante ne ils ont des contentieux avec la justice il faut ñu am benn structure buy fédérer lépp c'est-à-dire que de A à Z. mu nekk régulateur waaw. malheureusement Sénégal fii pour le moment lu ñu amagum mooy c'est des maillons yoo xamante ne coordination bi mooy manqué kii day def lii transport day def lii. sapeur ba avant accident lay yem médecins yi su ñu jëlee traité ko foofu la ñuy yem justice continuer
insertion ñu dem si kii donc dañu am benn structure boo xamante ne mooy toppatoo lépp de A à Z si loolu la ñu toll donc décret d'application bi pare na mu ngi si circuit bi loolu la ñu bëgg tamit pour gérer ces cas yi. pourvu que bu structure boobu taxawee mu bañ a am lenteur parce que xam nañ ne ñun africain wala sénégalais nag moom lenteur administrative dañ koy dund da ngay soxla benn document fenn nga dem. mais ils vont te prendre 24 heures 48 heures. te loo xam ne la da nga waroon agsi léegi ñu defaral la ko léegi. lii nga xam ne buñ ci tegul vraiment rigueur bu ci war du sotti parce que xam nañ ne yéexaay bi daal ci wàllu këyit mi ngi fi. dañ koy dund chaque jour. fast track gi des na daal. waaw donc xam nga tamit loolu ay structure boobu nu mu bindoo. ak intervention yi nu mu bëree. loolu ñëpp am na ñu bëri ñoo xamante ne am nañu si seen point de vue. par exemple médecins yi am nañ seen point de vue juristes yi am nañ seen point de vue. dëgg la transporteurs yi am nañ seen même transporteurs yi. dafa nañ ñoom concertation. très bien am nañ si seen point de vue. donc loolu moo tax muy yéex. c'est-à-dire que bëgguñu laisser kenn en rade. dañu bëgg benn boo xamante ne. ñëpp dañ si gis seen bopp. moo tax muy waral peut-être muy yéex mais d'ici quelque temps xam naa dina ñëw parce que lu gënoon jafe ñëw na mooy loi bi. te dañ ko taxañ ci biir loi bi. lenteur boobu ma lay wax ci wàllu administration ba léegi. daf may yóbbu ci dëkk yi gën a développé. xaw ma ndax ñoom seen koom-koom mooy waral seen gaawaay walla esprit bi ñuy liggéeyee moo waral seen gaawaay. parce que boo demee ci dëkk tubaab bi soxla kayit nga ni damay jël 15 jours pour dem lijjanti kayit bi yow xam nga ne soo demee wax dëgg yàlla ni nga tegee sa 15 jours di nga ci mën a réussir am sa kayit. mais sooy ñëw Sénégal dara garantiru la ne. soo ñëwee en 15 jours di nga mun lijjanti sa yëf loolu ñun ñëpp xam nañ ko monsieur Ly. bon en fait man secteur bi ma nekk mooy transport. te gis nga ne gaaw na. bon du ma wax ne gaaw na mais ñu ngi jéem a def ay efforts parce que soo xoolee. ndeysaan on a dématérialisé le permis de conduire les cartes grises loolu yëpp la pour gën a baral affaire yi la. waaw pour mieux faire ñu ngi si. peut-être avec le temps dinañu gën a améliorer. amiin mais on va. mais ci montage yi. seetlu naa ni su syndicaliste yi jógee yuuxu rek ngeen arrière parce que contrôle bi Dakar ba Mbour ba Fatick ba Kaolack montage yi di gisoon ne gënoon na tax mais léegi presque montage amu fi gars yi dañuy daw nu leen neexee jóge Bamako ba Dakar jóge Dakar ba Bamako dañuy daw lu leen neexee tali boobu. est-ce que du montage yi nga xam ne moom lañ éliminé foofu noonu moom moo tax accident yi gën a bari parce que syndicalistes yi ñoo ko kaas nag. ba gars yi dem def benn réunion bu mag ak police gendarmerie douane ak syndicaliste ak seen direction bi ba ñu tegg yu baree bari ban jàngat ngeen ci am. non xam nga foofu noonu corridor bi dafa am loo xamante ne lu ñuy wax OPA. organisation des pratiques anormales. yoo xamante ne ñoom ñooy réguler ñooy xool à travers l'UEMOA ñu xool yan point la ñu war a contrôler. dañu ne woon port la ñuy contrôler ak frontière. waaw loolu la ñu waxoon. maintenant on est dans un pays état am na ay informations yoo xamante ne ñun amuñu ko. donc il y a deux choses il y a l'économie il y a la sécurité. te xam nañu contexte bu ñu nekkee. actuellement avec le terrorisme. am na état information yu muy am. donc il faut muy contrôler contrôle boobu. ñun mënuñu ko maîtriser parce que. mënuñu état dana xam lu mu dina xam des fois di nga gis contrôle yi wàññeeku nga ne non ñii ñoo yuuxu moo tax ñu wàññeeku alors que derrière. am na lu ñu yëg yëguñu ko ñun. donc man je me dis que force de défense et de contrôle su ñu defee contrôle si yoon bi. je pense que ñoom am nañu ay raisons moo tax ñu koy def. suñu yolomalee dafa jaadu. waaw d'accord waaw man noonu laa ko. mais maa ngi nuyu waa Facebook di nuyu nag futanke yi bu baax a baax macha allah ndax ñoom itam ñu ngi ñuy suivre soxna Waré Diouf moom soppe mami la. am na keneen koo xam ne li ma wax la wax nee na bus yi Aïssata Ali Dieng nee na dañu waroon daal di def bus yi. muy am ñaari chauffeur keneen nee na salaam la famille moom kontaan na ci émission bi ak ñeneen ñu ngi ñuy suivre via Facebook muy mbedd bu ñu bëgg ñun. mais ñuy moto Jakarta yi gis nañ ni. moto Jakarta yi ñu ngi fii ci dëkk bi. ñu ngi booy ñi ngi liggéey seen liggéey et tout. ñi ngi def seen commerce maanaam ñi ngi def ay. transport comme ñëpp. voilà dëkk boo dem mi ngi def ay transport ban liggéey lan ngeen leen defal pour régulariser leen pour que ñu mën a liggéey ci jàmm job ci jàmm ou bien li ñuy def dañ leen koy tere. en fait pour en ce qui compte man du ma wax Jakarta damay wax moto
à deux roues. Non, des motocycles. waaw des motocycles parce que Jakarta peut-être marque la am na ay yeneen xeetu moto. mais dañ leen fii démb. exactement maintenant dañu am benn réglementation boo xamante ne. dañu ne moto yi mën nañ def transport en commun di yëpp ay nit mais si yeneen régions yi mais Dakar waruñu ko def. loolu moo nekk benn arrêté bu génnoon 2012. maintenant arrêté bi dafa ne même su fekkente dañ la ne da nga war a def transport en commun am na ay chartes yoo xamante ne da nga war a wàccoo ak moom parce que da nga war a am permis buy méngoo ak li ngay dawal da nga war a am assurance da nga war a am casque de sécurité yooyu yëpp da nga ko war a am ba pare door ko mën a opérer. waaw Dakar waroo mën a def mën nga am sa moto pour dem liggéey wàcc. mais waroo yàpp benn nit. waroo yàpp client pour def ay transport en commun. d'accord maintenant même sooy dem di liggéey di wàcc da nga war a am permis oto nu mu war papier yu mu war yooyu nga war a am. loolu moto bi nga war a am. donc loolu je pense que force de défense et de sécurité yi tamit. ñu ngi xool ay stratégies yu ñuy def pour vraiment. mais foofu seen xarañte des na fa de parce que li ngay wax nii yëpp amul ci dëkk bi booy takkuñu casque ñi ci am permis bariwuñu amuñu visite technique. loolu li ma doon wax rek am na ñoo xamante ne dañoo xamul. est-ce que sensibilisation bi ba ca war def ngeen ko. non ñu ngi koy def am na ñoo xam ne dañoo xamul moo tax ma ne binôme sensibilisation foog mu am. am na ñoo xam ne peut-être dañ koy def en âme et conscience xam nañu mais am na ñoo xam ne dañoo xamul donc binôme boobu il faut ñu koy def donc ñun ñu ngi koy def soo xoolee des fois ci rajo yi ñu ngi jàll ay spot grand événement yi même màggal bi di ñëw dinañ def ay campagne de sensibilisation donc yooyu chaque fois ñu ngi koy def. yéen ñan sécurité routière. au niveau du ministère. Oui. des infrastructures des transporteurs et des enclavements avec ses démembrements. waaw donc ñun man ñëpp bu ma gisee directeur naa ko wax que ki mu tànn ñëwal ñu baax la. je lui dirai. mi ngi ciy génne boppam bu baax daal mais da nga tudd tamit lu doy waar loo xamante ne war ngeen ci taxawaat bu baax ndax màggal gaa ngi ñëw comme ni nga ko waxee autoroute Ila Touba bi actuellement li fay am ci ay accident bari na barrières yi ñu defoon pour que mala yi di bañ di jéggi di ñëw barrières yi dagg nañ ko loolu du seen faute yéen population bi la ndaxte bu ñu demee ba defal leen barrières yu toll noonu ñu ñëw dagg ko ci lu dagg barrières yi dindi nañ ko yàgg na déet non attendez dañ koy dagg di fa jaarale ay nag ak i mbaam xam ngeen ma wax ko ci kanamu li mi représenté sax directeur wax dëgg yàlla loolu tam doy na waar xam nga ñun ñu ngi wax rek ñu ngi kaas mais am na yoo xam ne itam ndimbal na ca fekk loxol borom am nga loo ciy prononcé tuuti. waaw d'accord li ma doon wax rek dama ne mbirum sécurité routière daal ñun ñëpp la. dëgg la état bi la man la yow la keneen la. ku nekk sa parcelle bu ndaw fi nga féetee bul xeeb benn geste boo xamante ne. dina améliorer dina dimbali keneen. man je me dis que même soo nekkee mais bon code de la route. waaw même soo amee priorité nga xamante ne. soo defee lii bien vrai nga nekk sa droit dina causer keneen tort man je me dis que bàyyi ko parce que da ngay man comportement ci tali esprit boobu neex na ma nga ni code de la route donte xam nga ne fii nit yow yaa nekk prioritaire bu la wóoree soo demee sax dana am lu mu indi yow nga taxaw du la yàqal dara waaw mais am na ñoo xamante ne dañu naan am naa priorité kii mu ngi ñëw donc man sama yoon new si di defante donc defante bi dafa bëri ci tali bi dëgg la dafa bëri ci tali bi donc dafa métti mais nit ñi il faut ñu dimbali citoyens yi. il faut ñu dimbali donc di code et puis damay wax ne transporteur professionnels yi. man je me dis que tali bi su doon suñu li ñu doon wax yéen da ngeen di ñëw xëy fii seen bureau. ñoom tali bi mooy nekk seen bureau. donc ñoom ñoo gën a wan a sàmm bureau bi que ñun. alors que jéeye yu gën a rëy yëpp transport en commun moo leen di causer. c'est vrai c'est parce que ñoom ñoo koy gën a fréquenter. mais su fekkee ñu ngi muñ vraiment di muñante ñeneen ñi. je pense dina mën a wàññeeku. mais dafay dellu ndoy ban ci li ñuy wax ne tali yi xatunu xol yi ñoo xat li mu wax nag lu ñu mën a téye la wax dëgg yàlla mais na ñëw ci permis yi Sénégal am fi permis yomb na lool dégg naa da ngay toog fa nga toog sax ñu utal la permis est-ce que seen liggéey foofu xawut a sooxe. auto école yi dañoo bari man sax am na auto école mami am na Mia am na suñu auto école yi bopp. est-ce qu'ils sont réglementaires. réglementaire su examen jotee ñu yàkkal ko keneen ku am ay kay. ak ndax liñ ne permis basan gaa ngi. donc xam nga li ngay wax ni par exemple yow amoo auto école. waaw nga am ay candidats. jours yi nga ñëw nga jox ko koo xamante ne. dañ ko reconnaître. waaw
xam nga ñun suñu agent yi ñoom ñooñu la ñuy reconnaître kon ñooñu la ñu xam. waaw pour ñoom ñoo indi seen i candidat mais soo waxee da ngay toog sa kër ñu jox la permis dina ma jaaxal. parce que tout simplement Sénégal permis balaa nga koy am au moins di nga passé code soo passé nga code ba pare balaa ngay passé conduite il faut ñu enrôler la parce que da ngay ñëw ñu photo la ñu jël say empreinte ñu jël seen filiation yépp tant que defoo loolu mënoo passé conduite. waaw mën nga dem def loolu toog sa kër. non da ngay passé parce que jours yi soo ñëwee da am na contrôle. am na contrôle boo xamante ne ñu xamante ne yow yaay ñëw passé mais mënoo toog sa kër ñu jox la. mais mën nga dem leen question yi ñu la posé xamoo ci dara ñu war la dañ laa war a dàq après mu ñun la waa gis nga li ma lay wax nii lu am la ci terrain. mais damay dëggal li Ndoye Bane di wax. lu am la de. maa ngi nuyu bu baax a baax waa bureau des passeports dama fa mës a toog am lu may fekkee xaw ma ndax lu ñuy wax la waaye luy jàngale la. ak yee nit ñi rek kon war nañ koo mën a wax am koo xam ne dafa dikk gis nga moom du sénégalais de man yaa ngi may dégg du sénégalais de mais dañu ko jàngal su ñëwee pour ut ay këyit question yi nga xam ne question réponse dana ko tontu suñ ko laajee dana ko tontu mais les flics qui étaient là-bas macha allah xarañ ba dee téye ko mettre ko à côté bi ma gëstoo comme ñun dañ kumpa ma laajte ñu xamal ne ñun dañ fi jot ay cas yoo xam ne faaw suñu liggéey gën a xarañ gën a ñoŋ parce que am na ñoo xam dañuy ñëw ci suñu dëkk bi te duñu sénégalais dañuy fexe ba ut ay këyit lii mooy waral nit tukki def njombe lu rëy ñu ne le sénégalais a fait telle chose booba dafa dem ca dëkk yor suñu këyit waaw yor suñu këyit effectivement ne moom sénégalais la kon lépp loo xam ne mun nañ ko pour gën a aar gën a baaxal bañ a octroyer des permis comme ça nii bu fekkee am na loolu war nañ ci bàyyi xel parce que ni mu mën a jur dafa bare ni muy demee laa lay wax da nga dinaa dinañ jël sama empreinte et tout def am affaire u bët yeeg yooyu yëpp ñu xool ko après ma dem déposer dossier examen jot ma dem examinateur bi ngi taxaw xool ma posé ma ay question yi ma posé xaw ma ci dara mais damay gis sama moniteur ci boppam moo naan ma demal ñibbi soo demee ñibbi après ñu lijjanti affaire yi indi yoon la kaay jël sa permis kan lañ koy jox ay auto école bi nga defee yow yaa koy retiré mais bu njëkkoon auto école bi rek ko daan jox xanaa loolu lu bees la léegi parce que dañuy jël sa empreinte soo koy retiré waaw loolu bi basa ngi jeexee la waaw bon man moom yow peut-être donc man ci permis yi bees yi fi may répondre foofu man je me dis que à travers le monde fu am contact humain rek il y a des risques de corruption. On n'en disconvient pas. Tout à fait. Maintenant État du Sénégal ñu ngi jéem a xool nan la ñuy amee application audiovisuelle application boo xamante ne du nekk en contact machine bi ak candidat bi kese la moniteur bi nan lay def day new taxaw fii machine bi soo dalay poser ay questions soo trouvé moo lay ne trouvé nga. soo trouvé soo jàllee moo lay jox sa reçu jàll nga. doo wax ak kenn. ñu robotiser système bi waaw au niveau de la conduite tamit. am nañu benn projet boo xamante ne dañuy defar benn centre bi lépp fa lay xewee c'est-à-dire que dañuy reproduire ay scènes yoo xamante ne mën nga ko am ci nature bi ay montagnes ay pentes yëpp dañ koy reproduire yoo xamante ne da ngay passer conduite moniteur bi tamit day toog ci cabinam di la observer yooyu tamit foofu fa la ñu jëm pour au moins améliorer ñu digitaliser système bi donc commencé nañ ko ak permis yi ak carte grise yi donc je pense que petit à petit on va y arriver inchallah Sénégal oto yi gaare ak yi daw bu ëpp loolu moo nekkoon suñu problème moo tax ñu jéem a def benn système bu numérotation bu bees parce que Sénégal lan la ñuy am mooy parc immatriculé de 1960 ba léegi parc bi ñu immatriculé la ñu am ñun suñu base de données loolu la mais mënuñu la woon wax bii mu oto bii mooy daw wala beneen mooy daw maintenant avec le nouveau système de numérisation bi oto bu mënul ñëw doo am numérotation moo tax instant yi oto yi on peut les suivre yu ñu immatriculé à partir de la nouvelle immatriculation mën nañu xam oto ñu ngi daw wala ñiy dawul wala tout parce que tout est informatisé maintenant waaw fa la ñuy loolu moo nekkoon suñu problème mais je pense que am nañu début de solution avec la sécurisation des titres de transport mais numéro yu bële yi ba léegi am na ñoo xam ne changé wuñ de donc date limite. Non, c'est que on n'a pas voulu embrasser tout en même temps. dañu doon def par phase dañu commencer par oto yu bees yi ak oto venant yi nouvelle immatriculation. parce que benn problème dafa am ci sénégalais et puis ma leen di sensibiliser. soo jëndee oto soppi ko nga def ko sa tur. parce que am na ñoo xamante ne dañ leen di jaay oto wala sax ñu may leen oto
du ñu changé ñu jaayaat ko wala ñu maye ko du ñu changé ba day oto bi day dem boo xamante ne ku ko yor ku nekk ci carte grise bi moom sax xamu ko donc soo buggee changé il faut kooku pièce d'identité am légalisé ñëw te loolu difficulté la donc may ne sénégalais yi ku jënd oto rek na dem soppi ko sa tur loolu c'est important waaw mais Afrique pesage ban lu mu am ak ban problème la am ak transporteurs yi waa ak borom camion yi bon coow li bari na fa torop foofu noonu c'est vrai Afrique pesage bon c'est géré par la direction des routes xam naa beneen yoon dinañ invité koo am na xamante keneen koo xam ne moo habilité direction gën ci mën a wax waaw moom moo géré loolu waaw. mais seen est-ce que ñoom mu transporteur li ñuy grève bari na te temps yi dégg naa ñu ngi menacé ni dañuy dem grève lan lu leen métti bon li ma si xam lu tuuti rek mooy Afrique pesage ñoom dañu jéem a appliquer dafa am loi communautaire boo xamante ne directive communautaire mooy le règlement 14 de l'UEMOA règlement bi daa am ay sart yu mu tëral lan la ñu war a contrôler ak lan la ñu warul contrôler d'accord donc foofu la xam naa problème bi foofu la mais war a jóge waaw fa la jógee mais Afrique pesage dafa nekk fii pour au moins aar suñu tali du ñu def ay tali ay milliards yoo xamante ne nga def 2-3 ans tali yi di yàquwaat alors que su paree ñun ñooy fayaat encore di ko defaraat donc loolu noonu c'est pour protéger ñan même transporteurs yi parce que transporteur otom buy daw ci tali bu baax du yàq ay machine am donc déjà pour ñoom la sax déjà tali bu baaxul day yàq organe day yàq organes yi d'accord donc ñu ngi leen di ñaax ñuy respecter kii yu ñu tëral règlement yi ñu tëral ñu jéem ko respecter maintenant peut-être am nañu benn problème de formation sur le chargement am na oto yu am na loo xamante ne am na noo koy chargé mën na bañ a nekk surcharge sax mais mu ñëw ci benn essieu nga def ci bagage yëpp nga xamante ne essieu boobu su jaalee ci pont bi rek donc dina surcharger alors que yow sa poids total bi kiiwul donc répartition charge yi des fois dinañ ci am problème waaw nañu ci gën a former waat seen employés yi au moins technique de chargement yi terewul ba léegi accident yi bari am na nag beneen boo xamante ne nii mooy autoroute bu bees bi teggi Malika bi bu bees bi jaar ci VDN waaw amul lumière lëndëm na torop Malibu la xaw beneen bi ci topp mooy bi jóge Malika dugg si waat ba biir Cambérène lëndëm na lool beneen bi ci topp mooy soo ñëwee fi ngay daggee pour ñi war a dem gauche ñi war a yéeg yéegukaay boobu daanaka signalisation su ndaw su verte soo suñu fa def am na ñoo xam ne dañuy daw ba mbëkk ko wala ñu daw ba yéeg ko ndax gàtt na ñu bari duñ ko gis te amul lumière loolu fan la te kiy jóge ne la di ñëw bu la tegee lumière am bu fort yow mën na am sax doo ko gis ba da ngay ñëw jànnaxe ba da nga ciy yéeg waaw Malibu lu jar a bàyyi xel beaucoup d'accident foofu fan la foofu mooy fii ni waaw c'est vrai am na bon amoon na ay solutions yu ñu ci def parce que soo xoolee soo yéeg ci pont bi am na ay yu ñu ci def yoo xamante ne soo ci dëggee rek sa oto bi day ñaan gërëm mais loolu da ngay yéeg ba pare mais ci jàddukaay bi lañ fa samp noonu ok ndaw na lool lu gàtt lool dafa ndaw dafa verte mais ba à peine la ko mën nga ko bañ a gis ok donc waroon am signalisation boo xam ne dinañ ko mën a gis est-ce que xalaat ngeen dafa ay am lampe yi tàkk na foofu parce que foofu bari na accident trop gën naa fa jaar ah bon c'est vrai dafa lëndëm Chris Ndoye du la ko wax mais dafa lëndëm foofu dafa lëndëm torop agresseurs yeeg daggkat foofu daw fa guddi sax nga yor oto dafa daw fa guddi sax wóorul waxtuma laa nga jóge ci plage bi di ko jéggi mais màggal gaa ngi jub si ak gàmmu yeeg ñoom seen lan ngeen teg pour mën a éviter nit ñi accident yu bari parce que dara xewul jamono ji accident yaa ngi mel ni tukk sa dëbb saan ba réer ñi ñaa ngi daw corona gi d'accord ñi ngi kii daw na ñëpp moytu et tout mais accident yi li muy rey corona bi rey ko lan ngeen teg pour préparer màggal gi ak gàmmu yi màggal gi li ñu préparer mooy sensibilisation dañuy sensibiliser nit ñi parce que jóge fii dem màggal état bi def na ay effort yu bëree bëri parce que soo xoolee autoroute bi accident yu bëri temps yu njëkk yi ci màggal lu ñu ko doon waral mooy choc frontaux yi oto yi dañu doon daje mais loolu ak Ila Touba bi loolu amatul léegi accident yu gën a bëri da ngay fekk benn oto panne kooku peut-être def na erreur donc soo paanee da nga war a def benn triangle de signalisation boo xam ne keneen mën na la gis peut-être kooku defu ko mais aussi yow mii di dawal am na vitesse li ma doon wax rek vitesse bi ñu nekk ci autoroute 110 kilomètres soo koy sàmmonteel waxuma la doo def accident de mais choc yi dina ndaw maintenant gendarmerie ne sa gannaaw rek di dawee vitesse bu bare fekk ci la fa waaw donc gendarmerie ñu ngi ciy def ay jéego même daaw da nga doon teg ay sikaan ci tali bi ay point bi boo xamante ne day casser vitesse bi loolu donc vitesse bi rek mooy suñu problème la plupart c'est la vitesse dañu daxante ak temps bi chauffeur yi dañu daxante ak temps bi donc dañu ne nañ def ndànk
noppaleku suñu sonnee doo yeewu doo nelaw 3 heures du matin nga nelaw benn 1 heure de temps ñu ne la client yi ñëw rek nga dem sëla mu dem sa yoon donc yooyu yëpp dañu ne chauffeurs yi nañu noppaleku et puis di dawee ndànk fii ak Touba soriwul. nañu dawee ndànk. surtout la ñuy wàññi vitesse yi di dawee ndànk loolu lañ leen di wax et puis incivilité si route bi tamit ñu wàññi ko. surtout loolu. incivilité parce que bari na incivilité si route bi si yoon bi. di nga gis loo xamante ne. da ngay naan sax man est-ce que nekk na Sénégal kii métti na. am na ay comportement yi ngay gis ci télé bi. métti na trop. d'accord ok mais affaire de visite technique ba léegi Veritas moo koy gérer. Visite technique à Dakar donc Dakar consacre 70% du parc du Sénégal donc Veritas mooy gérer visite technique moderne à Dakar. Donc les 30% pour le moment dans les autres régions c'est fait par une inspection visuelle. Donc nit ñi dañu xool mais état du Sénégal dafa defoon benn appel d'offre boo xamante ne. pour implanter ay centres ci biir région yi. waaw donc ñu am ci ay difficultés mu infructueux. mais am na ay sénégalais yu postulé woon. xaaral maa ngi ñëw. donc mu infructueux. léegi bu ñu ñëwaatee parce que dañoo amoon problème ñu qualifié wala leneen daal mu infructueux. donc projet bi mënul woon ànd. léegi ñu ñëwaat ñu ne balaa ñuy lancer ci appel d'offre bi dañuy def benn système de préqualification d'abord. dañu xool ñoo xamante ne. seen xam-xam màcc na ci ay centre ñu def leen ay agrément su leen defee agrément ba pare ñu defaat benn appel d'offre boo xamante ne ñu jéem a xool ñoom ñooy investir après di exploiter et sans di am redevance léegi système boobu lañ jël pour au moins couvrir les autres 30% du parc parce que soo xoolee accident yi am yëpp en général accident mortel yu am yëpp n'implique pas les véhicules qui fréquentent le centre donc loolu vraiment war nañ ci def liggéey comme ça. mu accident yi am yëpp. la plupart yu am jóge amuñu visite technique. c'est-à-dire que nekkuñu ci centre bi quoi. ci accident yi am aussi ah. la plupart. amuñu visite technique. waaw d'accord. mais Veritas. kon ñooñu tam seen àtte day gën a diis de. day metti mais Veritas gis nañ ni moom dong moom moo nekk Dakar gisoo ni gars yi suñuy def visite technique out rendez-vous affaire bi damuy xatee. mais changé na léegi. par téléphone. tànn na da ngay demande rendez-vous mais gisu leen ni dañ ko gën a war a ubbi Sénégalais yi dugg ci ñoom tam parce que Veritas def naa est-ce que c'est des Français. waaw xam nga loolu c'est une convention qui a été signée donc système bi ma gis baax na léegi wala baaxul. non baax na léegi moom amatul soo wootee tey di nga am rendez-vous suba wala gannaaw. xam nga daan nañ fi rang ba ci autoroute bi. taximan ba ci autoroute bi ñu daan rang. bi ñu defee émission fële ci rajo ba. waaw 3 jours 4 jours ma gis ni. changé mel ne déglu ngeen ko. affaire bi changé. mais war na gën a mën a yomb que ni soo bëggee visite technique. ci ñaari fan nga am ko mais da ngay woote rendez-vous ñu lay jox rendez-vous muy yaatu est-ce que li ko Veritas moom dong yor est-ce que du looloo tax affaire yi di xaw a yeex tey su am na ay sénégalais yoo xam ne tey ji suñu leen joxoon agrément dinañ mën a liggéey bu mel ni bi Veritas di def. loolu xam nga mën na nekk mais il faut seen contrat bi jeex ba pare parce que am nañu benn convention boo xamante ni buy lié Veritas ak état du Sénégal. maintenant peut-être convention bi su paree mën nañ ko réviser mais à l'état actuel. pour le moment Veritas moo am monopole fii ci Dakar. pour la visite technique ñu sénégaliser ko. waaw pour la visite technique. maintenant peut-être avec le temps. mën nañu changer parc bi su demee boo xamante ne ñoom. dépassé nañ leen de trop wala leneen. wala ñoom sax ñu ubbi beneen centre beneen annexe boo xamante ne day am ay lignes. kii peut-être ay Thiès dans les autres régions ñan ñoo fa nekk. non pour le moment li mu la doon wax ne dañuy agréer ay nit ba pare lancer appel d'offre. pour defaat yeneen centre dans les régions quoi. loolu ci loolu la ñu. très bien xam naa ne daal bu ñu gëstoo tuuti Ndoye Bane bokk na ci yu bare yuy ñëw changé. ci wàllum dem jëndi timbre wàllu yu bëri mi ngi ci yoon bi. di ñëw nga xam ne dañuy digitaliser système bi am façon yu ñu defee. ba déplacement sax dootu la ci fekk. fi nga toog di nga am nooy doxalee. ba macha allah nga jot ci sa yëpp. mais gis naa point yu bari yoo xam ne yéen ngi koy defar. mais affaire yooyu soo leen ko deferee ba pare bàyyi ko noonu gis leen nit ñi dañ koy daal di def grand place ak def fa ay. point yi mais am na ci foo xam ne point boo xam ne bañ ko inauguré une semaine après wenn jaay ko tu ndekkee fa dem lal fa table gars yi gaare fa seen taxi commencé boulot. nga ni ma man je crois que bu lobot faal bi ba gars yi jàq leen. man je crois que léegi commencé na changer parce que soo xoolee. côté Saint-Lazare
melul noonu. parce que parce que AGEROUTE je pense ñu ngi siy liggéey. yooyu yëpp xalaat nañ ko je pense que dañ ko jox benn gestionnaire boo xamante ne da koy entretenir. donc entretien bi tamit am na si solo. dëgg la c'est vrai état mu ngi def lu bëri. mais tamit entretien bi am na si solo moo tax léegi waa AGEROUTE léegi ñu ngi siy commencé def ay jéegu di jéem a xool nan la ñuy defee gestion pont yi quoi. très bien mais yéen est-ce que gis ngeen tali ba jógee Ngaay jëm Touba Thiel Maxa Pekke tali boobu gis ngeen. bon am bàyyiwoo ci xel. bàyyi ma ci xel je pense que AGEROUTE les. bindal soo demee wax ko ministre bi. tali Ngaay fële. Ngaay jëm Touba Thiel Maxa Pekke boori mbokk mami yooyu. am na ñeneen ñuy jooy ak tali meewaan pir meewaan. am na ku fi ne Eva Uni Soxoma la route de Bamako et Grave. su kay na jóg. non dafa métti de. pir meewaan Kaolack jëm Tamba Bamako pir meewaan de beneen affaire. pir meewaan waaw ani meeru meewaan. mais sa waay Baara Ndiaye waaw ma nga fa mi ngi yëngal de. taskatu xabaar la de waaw taskatu xabaar kay war na mën a yëngal. non mi ngi yëngal dafa bari ay. Baara ñu ngi lay nuyu. dafa am bari ay tali yu nekk ci réew mi yoo xam ni baaxul. même su fekkee yéen a ngi góorgóorlu yi defar ay tali yu bees. mais am na ay tali yoo xam ni dañ koy fréquenter lu bari yu mel ni tali boobu di Ngaay jëm Touba. màggalu Touba ñu baree bari foofu la ñuy jaar te ay accident yu bari dafay am. te jaar fa sax wóorul sa oto day yàqu. ay kàmb waxuma la ay pax de ay kàmb la def. ay kàmb yu baree bari. kàmb nga war ci dugg ay kàmb da ngay dugg te bari na suñu ay mbokk yu bari yoo xam ne ñu ngi ci état bi ci côté boobu leen dëkk. waxal ñu ko gaa yooyu lijjantiwuñ ko sax mais foofu noonu wax dëgg yàlla foofu moom tali boobu ku ko defar barke yàlla su la nit gaa yi ñaan mbaa du aljana nga jëm foofu ku fa jaar ma leen su soo yoree ñaari jabar jaar fa xamal ni say jabar dinañ la fase ñeme woo sol yére bu weex jaar fa tali meewaan pir monsieur Ly voilà suñu la waxoon émission bi jeex na lan mooy nekk kàddu gu mujj xam nañ ne jël nga note et que daa ngeen gën a bàyyi xel ci li ñuy def waaye lan ngay wax askan wi waaw damay encore jaalewaat rek encore ñu gaañu vraiment métti na trop ñu si am ay handicapés di wax sénégalais yi tamit nañu tapp seen xol yi si tali bi je me dis que nañu muñalante prudence sur la route et puis nañu sàmmonte ak code de la route bi di may faral di wax rek même su fekkente ne yow yaa nekk sa droit nga xamante ne soo jàllee dina indi problème teggil sa tànk nga may ko mu jàll parce que tant que si tali bi ne woo yow rek a wér ñeneen ñëpp ay dof lañu je pense que doo si génn je pense que comportement boobu la ñu war a adapté ku nekk naan ñeneen ñëpp am nañu problème man kese maa amul problème donc man maa leen di war a jàppale d'accord mais tam ngeen may nopp syndicaliste yi yenn saa yi ñu wax leen loo xam ne day régler problème bi mais dafa mel ni non syndicaliste ñu ngi concerté ak ñoom du ñu jël benn décision fekk woowuñu leen waxtaan ak ñoom maa ngi lay wax 2019 ba léegi def nañu ak ñoom 45 concertation soit réunion ak ay syndicats wala ñoom ñëpp wala leneen 45 concertation donc ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi leen di impliqué mais am na loo xamante ne kon gëj ngeen réunion parce que y a 2 ans ñu ngi dund mbas mi léegi ñu dugg ci lan ñaari at laay wax. ñu ngi réunion day nekk en présentiel wala dañuy. en présentiel mais nañuy respecter distanciation yi rek. yéen a ngi koy d'accord. projet bu ñu sumb rek su leen da leen di impliqué directement dañuy recueillir seen i avis. d'accord parce que ñoom ñu ngi ci terrain bi am na lu ñuy dund ñun xamuñu ko. donc il faut ñoom ñu indi ko. ñu jéem a enrichir mais travail de base bi dañ koy def parce que su ñuy def travail de base du ñu ne. suñuy commencé rek ñu woo leen déedéet dañuy defal benn draft peut-être. ñu woo leen ñu enrichir. am na loo xamante ne ñu dindi ko. pour ñu améliorer noonu la ñuy doxalee ak ñoom. jërëjëf li ñu bàyyi la nga tàggatoo. d'accord donc maa ngi leen di remercier. monsieur Bane soxna Eva soxna Adja. maa ngi leen di remercier di leen jaajëfal. di leen féliciter parce que émission bi am na solo trop parce que dundu doomu askan amul lu ko gën a importance ci àddina bi. te loolu lañ doon waxtaanee. maa ngi espérer lu ñuy wax fii tamit jëriñ askanu Sénégal. Inch'Allah. au moins pour mu aussi changer yenn comportement yi. pour vraiment wàññi accident yi. métti na trop wàññi accident yi ci tali bi. dëgg la je vous remercie. jërëjëf lii kontaan nañu ñun itam ñu ngi lay gërëm. soxna Linguère. wallaay li mu wax am na solo. te ku ko déglu itam xam ne li muy def ñor na ko ndax li ñuy wax lépp mi ngi jël note ak jàpp naa ne loolu dina bokk ci liy eggale yóbbal ba ndaxte liñ fi waxtaanee itam lépp ngir askan wi rek la te gis nañ ne accident yi bari na metti na te da ngay gën di wax mu mel ne day gën di yokku ndax démb rek bi ñu waxee fi ba jóge fi rek accident am na ay bakkan wadd nañ ca te loolu metti na ndax benn nit bu faatu ci tali dafa metti waxuma laa nag ay niti nit
kon ñi ko yor ñëpp nañu dellu siwaat xam ne oto kenn du ko fowee doo ko miin ba fo ci waaye boo koy jox ko ko xam ndax lu ci nekk da nga koy jox ko xam nag code de la route moom sëñ Fallou Mbacke mu baax ma daf ñu ko jàngaloon neel nikk te ne jàkk bu ne yang nga ne yoll bu ne tacc nga ne tekk yaakaar naa ne chauffeur bu demul auto école wuti woo permis sax boo dawalee noonu di nga mucc insha allah ki jaar ci sañse bi nag mooy Kamisa Couture di sama jabar jooju madame Diop maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko delloo njukkal moom itam ak monsieur Diop di wax ne numéro bi 77 la 525 39 05 525 39 05 woo leen ko mu ñawal leen ci Kamisa Couture madame Diop kontaan naa ci yow Amadou Gueye Diop 50 sama waaju baax ji mooy woote fële la 5 ñaari rakka yi fële ca Ndar wax dëgg yàlla ñun ñëpp waaj nañ ba jekk ci lañ jëm yàlla na jàmm yàgg Sénégal. jërëjëf ca Ndar boobu nga wax lay dugg rek nuyu Serigne Naar Diagne macha allah ndax moom itam ma nga ca Ndar Amido Wareef Amido Ndoye Bane di suivre bu baax Wareef. te lépp loo xam ne ñu ngi ko fi wax rek. lu ko amal solo la moom doomi xanata juri boobu ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Serigne Naar Diagne di wax itam bu leen jógee ci kanamu télé bi ndax El Hadj Bapulo mi ngi ñëw bu boobaa firi gént lay bëgg a wax képp ku ci amoon sa gént bu wuteeg géntu Eva daal boo ko expliqué moom dana ko firi Fanta Soane itam Amido Wareef ñu ngi koy nuyu ma dem ba Thiès dem seeti famille Thierno Abdoul Sall macha allah maa ngi leen di nuyu Kadja Sall soxna Kadja Sall ak soxna Sophie Sall macha allah yal na ngeen yendoog jàmm ba maanaam moo ma solal mi ngi ci 77 321 08 74 Ndoye Bane balaa maa tëj. merci beaucoup félicitations monsieur Ly ñu ngi lay remercier bu baax a baax di leen tàggu beneen yoon rek di nuyu sama xarit ba ca Allemagne Serigne Saliou Gueye maire la ca Allemagne c'est le premier maire sénégalais bu moo la jox virus su nekk maire bëgg nekk maire ci sama entraîneur yi la bokk dama bari ay entraîneur yow mi toog sa ay grand dañu féroce nag dama bari ñu ma dar ay maire yu nekk France yu nekk Amérique darmaan yu wóor ay maire yu ne fii ci dëkk bi ay kilifa yu bari yu nekk ci dëkk bi ñoom a ngemb dar ma kon boog ak ay imam ay oustaz maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp waaw ñoom ñëpp di nuyu bu wax Serigne Saliou Gueye ca Allemagne jaajëf ak ay ñoom ay réalisatrice fii nii da ngay jege nag maire Malicounda aussi non maire Sandiara man soriwuma kenn de vraiment boo leen jege non je veux dire gën a xam naa dégg loolu su ma nee la moom laaj ko je parle avec tout le monde man je parle avec tout le monde waaw d'ici et d'ailleurs waaw partout fépp citoyen d'ici et d'ailleurs macha allah très bien kii mooy Ndoye Bane wax dëgg yàlla nee naa ko su bokkul woon Wareef dañu koy télécharger ñëw teg ko fii bu mu dem nag nekk maire Pire xëy suba teel ne dootul ñëw Wareef non Wareef moom service public la ñuy def ñëpp la ñuy jàppale ñëpp la ñuy gunge ñu di ñu gunge itam ndax booy def mbir ki nga xam ne daal moo la bàyyi xel di la seetaan kooku amoo fayam lu waaye doon rek nit ñee ko def kon nit na fonk nit loolu lu am solo la Miandour yow itam ñu ngi lay remercier bu baax a baax man nag koy jàkkaarloog yow daf may neex lool yow ak sa équipe ñoom Babacar Bey ñoom am nag fu ngeen ko séen rek ne leen ko frère Eva Tra macha allah ñoom munti ak képp ku nekk ci régie bi te teguñu la bët yaa ngi jàkkaarloog ñun ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu leen di wax ngeen passer un bon week-end ndax ñun dañuy ñëw dugg ci sunu week-end vendredi jàmm ngeen jàkkaarloo itam ak soxna Fatou Bintou man dama bëgg lool di tëdd sama kawlal jàkkaarloog moom mu nuy yóbbu ci sunu borom yal na yàlla yàggal taxawaayam bu baax a baax kon bokk ñu jox leen rendez-vous incha allah altine ak jàmm gën a yaatal waxtaan bi d'ici là nag passer un bon week-end jàmm ak salaam yàlla na sunu wéttal merci